Midi Culture. Seydi Gassama nee na dañoo war a daganal tuxum yàmba ci réewum Sénégal. Babacar Ba bu forum du justiciable nekkoon kàddu yooyu ne ko delloo fa mu ko jële woon ndax xel xalaatut ñuy daganal luy dofloo doomu aadama fukki doomu aadama ak juróom yoo xam si dañoo bokk kon ci collectif ñoo lànk ñoo bañ te nu nekk ci garde à vue sam ndekk léegi Fadel Baro bokk ci ñoom nee na dañ leen a war a bàyyi. Maître Khoureychi Ba bokk tamit ci avocat yi leen di layool nekkoon la leen fa tee ba léegi bokk na ci ñu bëgg leen a signé loolu ñu bëggut a signé. Reportage bi tey ñuy waxaat ci tout tànk yi nga xam si dañ leen a tàmbalee sàccaat ak di leen kidnappé loolee nag nekk loo xam si tàmbali naa jural tiitaange ñenn ci waajur yi li mbokk yeek leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kuréel gi nu duppe ambassadeur de la culture africaine te yëngu ci wàllum feccum cosaan leneen lu ñuy waxtaane ci bile jotaayu xibaar moo di Hermanos Thioune nekk groupe musique boo xam si ñaari ndaw yu fekk baax fële ca diwaanu Bambey ñoo ko taxawal nataalu mongo béti gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Khader moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek lay duggee ngeen ci yaatal gi mu di kon coow li judduwaat ci réewum Sénégal te Seydi Gassama wax ko moom mi nga xam si kon moo dafa daal di wax ni dañoo war a daganal li la di tuxum yàmba fii nii ci réewum Sénégal nekk kàddu yoo xam si tamit ku nekk jamono ji yaa nga cay joxe sa xalaat. Babacar Ba bu forum du justiciable moom la mu ca gis moo di ne kàddu la yoo xam si kenn mënu koo jëfe fii nii ci mim réew ndax yàmba baaxul ci ndaw yi te it mbir la moo xam si day dofloo doomu aadama ñu teewlu ko moom Babacar Ba bu forum du justiciable kenn la woon ci gani 9-11. jël nga xam tey moom mooy tuxum yàmba bi xam nga lan mooy tuxum yàmba ay nit réew bu mel ni Sénégal bu ñu demee ba ni yàmba dañ koy aaye c'est parce que dafa am effet boo xam ne daf koy def mais yàmba boo ko tuxee da ngay tàggalikoo ak sa sago yàmba drogue la donc loolu loo xam ne boo ko tuxee mun na la tàggalikoo ak sa sago mais loolu mënuñu ko accepter ci réew moo xam ne jeunesse bi dañ ci am doole naka nga bëgg a tabaxee réew bëgg a compter ci ay jeunesse nga ni da ngay légaliser li nga xam te mooy tuxum yàmba bi yàmba drogue la ak nu mu mënti mel aussi nañu jàpp ni drogue la parce que ñi koy tux daf leen di tàggali ak seen sago te yàmba aussi dafay dofloo loolu gis ngeen ko naka ngeen mën a comprendre loo xam ne boo ko tuxee da lay tàggalikoo ak sa sago mun nga dem def ci ay ñaawteef loo xam ne soo ko tuxee mun na la dofloo mais loolu je pense que ni même les parents ñoom waruñu mën a accepter réew mu mel ni Sénégal ñuy légaliser li nga xam te moom mooy tuxum yàmba bi loolu buñ ko légaliser du def leen lu dul yokk ay jeunes yu dof yokk taux de criminalité bi yàmba baaxul moo tax ñu koy aaye. nekkoon kàddu yi Babacar Ba bu forum du justiciable mu yëkkatee ko kon ci 9-11 bokkoon na ci gan yi ñu wax kon ci leneen di waa ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag ni ki gaaw bi ñu weesu dañ doon séddale ay flyers tax tamit police teg leen loxo toll nañ sax ci ñoom fukk ak juróomi membre yu bokk ci boobu le collectif te nag boobaak léegi ñu ngi ab garde à vue ndax kenn bàyyeegu leen. Fadel Baro tamit ci ñoom la bokk moom nee na li mu bëgg moo di ñu bàyyi leen ci ni mu gën a gaawe ndax bés boobee ñuy def lu ni mel am na ñoo xam si tamit dañ doon def lu ni mel te it kon ay waa APR la ñoom it di séddale ay flyers ndegam jàpp nu leen kon it dañoo war a bàyyi seen naataango yooyu ñu teewlu ko moom Fadel Baro gannaaw jokkoom ak King FM. xam nga de plus en plus jamono ji ñuy jàpp suñu gars yi waa Noolank boobu jamono jooju waa APR yi ñu ngi distribué ay flyers te kenn waxu leen dara loolu nag baaxut ci réew te mënut a continuer ndax duñu ko nangu bu fekkoon ne dañu baare talit ñu ne xeeru wala bu fekkoon ne dañu yoroon sonorisation maanaam di musique di dem di déranger nit ñi ñu ne waa loolu dafa jaroon autorisation mais dugg di wax ak nit ñi di porte à porte loolu kenn mënu ko tere benn citoyen bu fekkee ne dañuy xoxatal wala dañu bëgg a téye nit ñi dañ leen bëgg a ragalloo ba tax ñu bàyyi wala bu fekkee ne Macky Sall daf foog ne loolu la mun a tontu ci askan bi li mu koy laaj ne wàññi courant bi ndax askan bi attanuñu ko bu fekkee ne loolu mooy réponse am na xam ne mënut lu dul dafay récolter waat rek plus parce que nit ñi lii dafay mën a yokk suñu doole dafay gën a yokk suñu détermination daf ñuy gën a ñaax ñu wëyal li ñu nekk parce que jàmm askan wi ak yërmande bu ñu am ci askan wi rek ko tax a jóg te duñu ci dellu ginnaaw. lii jaay teg doole la lii jaay doole la boo xam ne benn amul ci benn loi bu ko justifié amul fenn ci droit fu ñu ko mën a teg ba fekk ay nit ñuy dem di waxtaan ak askan wi nga ñëw brutaliser leen ñenn ñi ak yenn policiers yi jéeg ak façon xamati goo xam ne di wax ak nit ñi di leen saaga loolu ñëw wax ak jàpp leen téye leen fii ñu fanaan loo leen ci commissariat central bi loolu teguñu ko fenn te ñu nit suñu ñooñ ñi
duñu ils se laissent pas faire bàyyiwuñu seen bopp ñoom waaw xam nañ ne li ñuy def tënku ci. Maître Khoureychi Ba ma leen di layool nee na kon bokk na ci la leen fa teewoon ba léegi moo di ne lànk signé loo xam si gars yi dañ leen ko bëggoon a signé loo ñu teewlu ko moom Maître Khoureychi Ba gannaaw jokkoom ak King FM. ci courant bi am nañ ci droit tooju ñu kenn defuñu rassemblement amuñu sonorisation utuñu slogan yuuxuñu defuñu dara perturbé wuñu ordre public foog ñu comprendre que depuis bi ñu jàppee xale yële ci temps yële passé xale yi dañu manqué seen biir ñoom PV dañ ko dul signé duñ ci wax léegi buñ leen laajee yaay kan doomu diw mu ne exact man la maay diw doomu diw fa la ñu yem li ci des duñu répondre seen question parce que ñoom xam nañu leen constitution mais xam nañu seen droit donc léegi xëy na loolu mooy naqari parquet parce que PV bu demee dara du ci nekk te xale yi duñ ko signé ñu bëggoon ni carrément ni yéen ñun dañ leen nawlootul sax li ngeen def nii yéen rek la engagé ñun faale wuñu leen def leen neex waaw neexul nag parce que bu police bu demee ba léegi ñoom ñu reconnaître ñu ngi leen di ñàkkaloo fayda muy dem ci seen autorité yéen yoon ñu gis ni c'est dangereux loolu dafa woon ni citoyens yi commencé nañu ñu wax stratégie de rupture bu commencé war nañu tiit aussi bu ñu nekkee ci dëkk ñii di ne maa tey ñeneen ñi amuñu droit di ne ñoom maa lan kooku moom dootul dëkk de loolu mooy taal dëkk yu bare te dañu war a éviter loolu mais foofu lañ toll procès verbal amul parce que ñoom xam nañu bu seen jàng sorewul sax xam nañu li leen toppee du dara lu dul dañ leen bëgg écarté même de la nationalité sénégalaise. mu nekkoon kàddu yi Maître Khoureychi Ba bu ñu sukkandikoo nag ci sunu naataango yu IGFM jàpp leen ni fukk ak juróomi membre yooyu bokk ci collectif ñoo lànk ñoo bañ te nu nekkoon ci garde à vue samedi ak léegi mujjee nañu leen bàyyi jombul dinañ ci dikkaat ci sunu yeneen jotaayu xibaar ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax kon ci cérémonie officielle bu salon international de l'élevage bi nga xam si ñi ngi ko doon amal ni ki gaaw bi ñu weesu ca CICES loolu nag moo sababoon ba jëwriñ ji sàlloo wàllum càmm gi di Samba Ndiobène Ka doon amal kon ab visite ci boobule diwaan boo xam si fa lañ koy daal di nama amale teewoon na kon ndaje moomee Mamadou Sow. ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllum càmm Samba Ndiobène Ka 13e édition bu salon international de l'élevage Soladam amal nañ cérémonie officielle bi samedi bi ñu weesu ministre bi ak autorité yi fa teewoon visiter stand yi la ñu njëkk a amal. yéen a ko juddulee ba mu mel ni ban ferme bu nekk Tëngéej li ngeen leen di dundal. repas la leen di dundalee ak ngooñ mi ak paay bi. En fait cette sachet là elle est utilisable jusqu'à 10 fois et c'est recyclable en fait. Donc vous travaillez aussi avec SCL de Saint-Louis. Pape Malick Ndour di coordonnateur bu Prodac di rafetlu liggéey bi éleveurs yi amal. ñu am nañ mbégte bu rëy ak kontaante ñëw fi gis li nga xam ne moom la secteur élevage yi def ñi nga xam ne aussi de plus en plus ñu ngi professionnalisé wu kontaan ci mais xool pour mën a gis opportunité de collaboration yi nga xam ne mën nañ ko am ak programme des domaines agricoles communautaires bi nga xam ne mën na offrir ay possibilités yu bëri pour ñoom ñu gën a mën a professionnaliser parce que gis nañu ba léegi si wàllu emploi beeg liggéey bi ba léegi dañu xaw a nekk ci informel. laaj ak tontu it doxoon na ci diggante visiteurs yi ak sàmmkat yi ñu fekk ci stand yi. boo fayoon 300 000 borom du la ko jaay nii. ngeen ni ma jiyee sama gis nii boo fayoon 300 000 du la ko jaay. moom lii rek. waaw. gannaaw doxantu bi mu amal ngir saytu jur gi ak seeni borom Samba Ndiobène Ka félicité la def ñii di alliance pour le développement et l'amélioration des races Adam mi amal salon bi te it jot na sàkku ci ñoom sàmmkat yi ñuy vacciner jur gi lépp lu jëm ci wàllum financement bi it moom ministre bi noppi na ngir taxawu leen ci. jaajëf Mamadou Sow yegsi nañu ci reportage bi tey nag ñuy waxtaane li nga xam si dafa jolliwaat jamono ji ci réew mi mu di wàllum kidnapping ak wàllum faat bakkan yi rawatina gone yi ñoom nag di tuutànk yi am nañu ci Ndeye Mati Dieng Tassel waaye li ñu xam moo di ne kon loolee seen xel mi ngi ci tàmbalee màcc yaa juri moom li ñu bëgg moo di ne kon ñu andi fi peine de mort maanaam ku faat nit ñu faat la reportage. seen mbedd koñ lañu leen fekk ñuy petit camp lu war a toll ci fukki xale ak juróom ñaar ci ñoom xeex ba ñu àtte leen laaj ak tontu dox suñu digg ak ñoom ci seen morom yi ñu tàmbaleeti di sàcc. yéeg nañu ci sàcc xale yi commencé waat na. waaw. ku la ko wax. sama yaay. lan la la wax. nee na ñu mettre dëkk mi na daa am ay ñi sàcc ay xale. yow ku ñëwoon di la wax kaay ñu ànd loo koy wax. ma naa ko ci dañ maa yónni. su la forcé nag. forcé ma daw ne sàcc. am na ñoo xam ne da lay woo ñu ne kaay jël sarax la dem la ñu yéegal la sa oto pesé la yóbbu la. affaire yi ndax la yóbbu la ci oto bi yóbbu la police.
Ndeye Marie Azo waajur bu jigéen la di ñaawlu xale yu ñuy sàcc ak di leen rey. même ko jurul sax bu ko dégg sa xol dina metti torop rawatina nag nga nekk jigéen jur ëmb sa doom 9 mois yàlla may la ko nga mucc ak moom ci jàmm ak salaam xëy un bon jour mu gis ñu rendi la ko vraiment image boobu du mës a dañ ci sa kanam ñu ngi koy ñaawlu di ko mettitlu ay acte ignoble la vraiment metti na ñi koy def xaw ma luñ ci jublu bu dee alalu àddina alal bi fii lay yem te li ñuy fekk ji loolu du jeex kon nit ñi reveniraat à la raison. peine de mort la ñu war a daganal Sénégal lile nag mooy gis-gisu Baye Abdoulaye. nañ indiwaat peine de mort rek képp koo xam ne rey ñu rey la parce que affaire bi c'est trop waaw décret bi kenn nekkatul ci en sécurité da ngay xëy di bàyyi say doom yuy jàngi mais sa xel du dal xam yooyu dafa ëpp pour man daal képp koo xam ne jàpp nañ ne ci loolu rek dañ la war a rey waruñ la tëj sax ay kaso nga fay yàgg di sonal nit ñi dañ la war a rek rey mu jeex. ci ndorteelu at bu bees bi janvier 2020 lu toll ci juróom-benni xale ñi ñu sàcc leen ñi ñu rey leen déggagum nañu ko waajur yi ne seen fit toogatul ndax seen doom yi ci biti ak defkatu ñaawteef yi leen di wër. jaajëf Ndeye Mati Dieng Kër Mbaye Fall jàpp aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal fukki simili ak ñaar. mbàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle tënk lay doon réewum Gambie lañ koy tàmbalee wax kon ci commission vérité et réconciliation bi nga xam si daal dinay tàmbali waat ab liggéeyam rawatina ci atum 2020 bi tey jii sax ci altine ji lay door ca lu jiitu loolu nag biñ koy daal di fésal ci teewaayu njiitu réew ma di nga xam si moo di Adama Barrow fa la jëwriñ ji sàlloo wàllum yoon daal di xamle ni kon képp koo xam si defoon nga fa loo wër te def faaw ñu teg la ci yoon foofee tamit ci la daal di yëkkati ay xibaar xam ne ni ka fa nekkoon njiitu réew ci ay jamono di Yaya Jammeh bés bu tegaatee tànkam kon foofee ca réewu Gambie dinañ ko yóbbu ca kaso ba ñu daal di utali Nigéria wax kon ci ñeenti doomu aadama yoo xam si dañ faa daal di ñàkk seen bakkan ci ab lakk bu méttee métti boo xam si daal na fayam lakk boobee tamit sooke na fa ay magasin yoo xam si daal di nañ fay defub doom ba ci ay oto yoo xam si tamit daal di na koy laal loolu nag kon daal di fay jur njombe foofule ca réewum Nigéria Algérie la ñuy jeexale kon tënku xibaaru biti réew yi mooy Algérie kon Tchad Niger ba ci Tunisie ñoom nag jamono ji naqar ànd di am ak njàqare jëmale ko ci seen naataango bi la di réewum Libye sabab li moo di kon jamono ji njombe yi nga xam si mi ngi fay daal di am loolu nag daal di tàbbal réew ma ci wàllum crise ba tax kon seen wàllum jokkalante yooyu la réew fu ci mel ni kon Algérie Tchad Niger ba Tunisie di ci am xel ñaar mu nekkoon kon tënk ci xibaaru biti réew yi ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. xibaaru tàggat yaram bàkk boobee moom lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu ñëpp ñu ñuy teewlu ci rajo King FM. mu ngi noonu kon wàllum football lañ koy tàmbalee Ligue 1 Sénégal juróom-benneelu bëccëg bi mu mel ni kon AS Douane moom moo nekk ci kaw. moom moo nekk ci kaw toftalu léegi ci Tëngéej FC mi jiitu ñoom démb waa Douane yi dañoo def ab jaloore ginnaaw ba ñu fekkee AS Pikine ca dëkkam ca stade Alassane Djigo daan ko 2-0 ci dara ak tàggat nag AS Douane di Joseph Senghor moom daal nay fësal ana fan la daal di jaar ak pexe yamu nas ba daal di am ndam ci kaw AS Pikine ñu teew lay kàddu. Toute la semaine, on était atteint après une défaite contre Tengue. Donc il fallait que nous andiwaat xale yi sur le plan physique, sur le plan mental surtout pour ñëw ci match bi parce que match à Pikine comme nous ko waxee match bu métti la te Pikine toog na def naa ñaari match gañewul donc il fallait que Pikine tey ñu mën a contrôler match bi teg suñu tànk ci ballon bi suñ ko defoo rek Pikine du emballer match bi ak l'apport du public match bi dafa doon métti ci ñun ci dañu réfléchir par rapport ak stratégie bu ñu andi tey je crois que Pikine n'a jamais mis de la vitesse dans ce match bon peut-être aussi gis naa ay absence de marque dans notre équipe mais tey bàyyiwuñu leen espace jëluñu vitesse emballer wuñu match bi ñun xamoon na ni tey Ibrahima Sow naw fi Salou Gueye naw fi il fallait que ñu réajuster suñu équipe moo tax ñu andi tey Djibril Gueye tout le monde xam na qualité Djibril day dem ci kanam day dribbler l'élément déterminant bu ñu andi mooy Pape Mbaye Gueye Ñambour la jógee qualité vitesse phénoménale la yor donc il fallait que du ñu yoree ballon bi déséquilibré ba jaar ci moom avec sa pointe de vitesse mu dugg dans la surface donc bu ñu ko defee si nañ dugal suñu premier bi bon une équipe kon Pikine tey doo ko mënee day ñëw à l'abordage du ñëwee à l'abordage ñun lu ñu war a def mooy contre en deuxième mi-temps dañu reprendre deuxième minute ñu dugal suñu deuxième but sur balle arrêtée phase arrêtée manque concentration de l'équipe adverse donc après match bi day yomb si ñun sur le plan comptable mën nañ satisfaire aussi 3 points yi.
mu ngoog mu nekkoon Joseph Senghor mi tàggat ñi nga xam ne ñoo di waa AS Douane yeneen résultat yi Génération Foot CNEPS Excellence moo ko fekk daan ko benn bal ci dara Jàmbaar Saly moom it dañu ko fekki daan ko ñaari bal ci benn Teungueth FC mi jiitu ci classement bi moo def lu ni mel Jaraaf moom dafa nërmelooti Stade de Mbour moo ko daan ñetti bal ci benn Mbour Petite Côte moom dafa daan US Gorée ñetti bal ci dara US Gorée di wéy di des ci li nga xam ne moom mooy classement bi ci suuf ñaari tali moom dafa ñàkk diggam ak Casa Sport mi ko daan benn bal ci dara Njàmbur bu Louga ak Dakar Sacré-Cœur dañoo témbo ku nekk benn nga dugal sa morom Dakar Sacré-Cœur wéy di nekk ci ñetteeli place bi Gorée moom moo mujj benn poñ nag la am ci juróom benn bëccëg yi ca Ligue 2 bi Linguère Entente Jeune Fatick ak USO US Ouakam ñoo nekk ci podium bi Africa Promo Foot ak Port ñoo nekk ci suuf classement bu Ligue 2 bi. wàllum football la ñuy wax ba tey waaye bi la yoon ci éliminatoire mondial 2022 ci déndu Afrique Sénégal moo ngi bokk ca chapeau 1 ba. équipe nationale bu Sénégal nekk ci chapeau 1 boobee ànd faak champion d'Afrique yu Algérie waa Tunisie Nigéria waa Maroc waa Ghana Égypte Cameroun Mali ak République démocratique bu Congo ci chapeau 2 bi daañu fa fekk Burkina Faso Côte d'Ivoire Afrique du Sud Guinée Ouganda Cap-Vert Gabon Bénin Zambie ak Congo ci chapeau ñetteel bi Madagascar Mauritanie Libye Mozambique Kenya Centrafrique Zimbabwe Niger Namibie Guinée-Bissau ñoom ñoo fa nekk chapeau bu mujj bi daañu fa fekk Malawi Angola Togo Soudan Rwanda Tanzanie Guinée équatoriale Éthiopie Libéria ak Djibouti jàppale ni tirage au sort poule jëm ci éliminatoire coupe du monde 2022 ba fas yéene amee ca Qatar ñaañ ko amal ni ki ëllëg ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier ca Égypte lañu defee tirage au sort bi. volleyball la ñuy jeexale wax kon ci tournoi Sénégal bi mu mel ni ñi ko doon amal nee nañ mbir ma rawatina ñaareelu édition bi lépp jaar na yoon. Mbay Dem mi ko jiite ne rafetlu nan li nga xam ne moom mooy jongante yi mu jàpp ne daanaka ay jongante yu mucc ayib la woon la ñu ca mujjee nemmeeku nag mooy ñaari équipe yu Sénégal yi ci góor ñi jigéen ñi ñoo ca mujjee am ndam mu ngay wax it ca lanu fas yéene waajale ñetteeli édition bi ni ki déwén ak yeneen réew yu ca fas yéene bokk ñu teewlu Mbay Dem ci jokkoom ak rajo King FM. équipe yëpp ñëw nañu comme ni ñu ko waxee woon ñeenti équipe Gambie yëpp ñëw nañu ñeenti équipe bu Sénégal yëpp ñëwoon nañu liggéey bu rafet vraiment organisation bu rafet bu jaar yoon ñu match yu neex ay match yoo xam ne qualité bu rëy la amoon vraiment ñëpp a kontaan ci qualité match yi ci bi muy jeex caxtaan bi nag yàlla def na équipe bu Sénégal moo jël ndam li ci Gambie Sénégal moo dóor jigéen ñi final ci Gambie 3-7-1 Asfayi aussi bu Sénégal moo dóor Serekunda bu Gambie 3-7-0 daaw bi ñu demee Gambie nag bon Serekunda moo dóoroon Asfa mais jigéen ñi ñoo leen dóoroon daaw mais ren nag ñaari coupe yëpp Sénégal moo ko jël muy ndam lu rëy aussi pour Sénégal muy organisation bu rëy aussi public bu rëy bu ñëw fekkee ci match bi ambiance bu rëy nekkoon fa at bii di ñëw incha allah bëgg nañu Guinée ak Mali dugg ci tournoi bi am na man maa war a dox loolu incha allahu rabbi et dinaa ko commencé dox xam naa bu weer bi commencé dee rek ma commencé ko dox pour lépp nekk yoon pour ñu dugal ñaari équipe yooyu d'abord bu ñooy duggee par yi ñoo di xoolaat nag meneen at bii di ñëw ñu xoolaat yeneen ñaar yu dugg parce que ku bëgg a def ñaar par ñaar bëgguñu ko defandoo nii rek ñëpp ñëw duggandoo mën na metti ci organisateur bi donc dañuy def ñaar par ñaar ñu defee ñaar muy ñeenti dëkk ñu xool organisation nu muy demee ak jàppale bi nan lay demee après ñu jéem a xool maintenant beneen fan na quoi. mu nekkoon ay kàddu Mbay Dem di kii daal di rek jiite woon organisation tournoi Sénégal bi bu volleyball ñaareelu édition bi nga xam ne lëkkale woon ay club yu sénégalais ak yu Gambie ay bés bii ñu génn ci lañ ko doon amal Serigne Saliou fii la ñuy yam tey ci xibaaru tàggat yaram yi. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Madiakhate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax ci ñi duppee seen bopp ambassadeur de la culture africaine ñoom nag ak kuréel la goo xam si ay artistes ñoo ca nekk di yëngu ci wàllum pecc moo xam si aada ak cosaan la fekk baax fii nii ci réewum Sénégal seen bëgg-bëgg nag moo di nekkoon lawal loolee fépp ci biir réew mi ba ci sax biti réew Aminata Ba. ñu toll ci 25 membres les ambassadeurs de la culture africaine di ab association d'artistes ñuy def feccub cosaan ba pare di ko jàngale Ousin di seen responsable. dañuy def danse yëpp dañuy def gumbe ballet danse guinéen mandinko danse sénégalais lépp daal la ñuy def quoi ku ñëw si ñun dañ lay former jàngal la wan na lan mooy aada culture bi nekk ak aadam. bile kuréel nag dañuy def ay spectacle fii ci réew mi ba ci bitim réew. dañuy dem si cérémonie di participer ay spectacle ñu ñuy jël ñuy
jouer ci concert yi da am ay festival bitim réew du ko dem defi di ñëw. gën a fësal culture africaine moo leen tax a jóg ci bu ñu sukkandikoo ci seen njiit. ci art bi ñun dañu bëgg a dundal art bi. waaw nit ku nekk da nga war a am culture. waaw ñun suñuy culture la ñuy wone quoi. waaw dañuy dundal art bi wane culture bi. waaye ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu metti ci seen liggéey. art moom da ngay am jafe-jafe parce que boo xoolee bon ñun lépp ginnaaw yàlla ak yonent bi ñun ñoo koy defal suñu bopp. waaw boo organiser yóbbu say papier ministère de la culture duñ la jàppale ci dara duñ def subvention duñ def dara duñ la ko defal. les ambassadeurs de la culture africaine ñu dajee ak ñoom ci centre culturel Blaise Senghor ñu ngi woo jëwriñ bi yore wàllub caada mu gëstu leen bu ko defee ñu gën a mën a def seen passion ni mu waree. jaajëf Aminata Ba ñu yegsi kon ci découverte bi tey nag ñu leen di gën a xamale ak Hermanos Thioune nekk kon ab groupe boo xam si ñaari ndaw yu fekk baax ca Bambey ga nekk ca Njaareem ñoo ko taxawal jamono ji nag ñu nekk kon ca Îles Canaries ba nekk ca Espagne li ñu bëgg nag moo di kon ambassadeur bu jëm ci wàllu musique boo xam si dina ko daal di mën a am jokkalante ci àdduna bi yépp Papa Ma Jaxate Sarr daje na ak ñoom reportage. fukki at ak juróom a ngi nii groupe Hermanos Thioune ñu nga nekk ca réewum Espagne ca Îles Canaries nekk fa di fa yëngatu ci wàllu musique ngir gën a mën a yóbbu caadaay Sénégal jaarale ko ci musique ak pecc. ñaari jeunes yoo xam ne ñu ngi woon école nationale des arts après ñu mujj dem en Europe jàngi après nag ñu ubbi suñu entreprise en Espagne ñu ngi yëngu ci wood music bi. ñaari mag ak rakk yi nga xam ne école des arts fii ci Ndakaaru la ñu tàmbalee seen tàggatu ba ñuy doog a door yombul woon seen formation rek moo leen ci génnee. les débuts je crois que là vraiment c'était bien parce que boo jàngee sa métier di nga mën a développer en Europe si professionnalisme bi la ñuy liggéey donc moo tax fu ne si monde bi dañ fay dem mais beneen style art la ñu yor quoi dañuy jàngale art bi dañuy musique. Hermanos Thioune jot a am ñaari album ñu ngi waajal seen ñetteel bi. Hermanos Thioune am na ñaari album léegi mu ngi war a génne troisième album aussi donc assisté na si festival yi gën a mag au monde. Khali Thioune di lead vocalu groupe bi fentit way wi di Mam Masamba jot na sos ab festival interculturel bu mu dëppee ci la bokk bi nga xam ne ren yi moo fas yéene doon ñaareeli édition bi jamono yi nag dafa ñibbisiwaat ci réewam ngir mën a bokk ak ndaw ñi li nga xam ne moo di expérience am. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr Midi Culture ñu jàll ci nataal bi mi ngi noonu nataal bi tey ñu leen di gën a xamale kon ak bindkat bile di Mongo Betty fekk baax ci réewum Cameroun fanweeri fan ci weeru juin atum 1932 ci la daal di gane àdduna génn àdduna kon ca Douala juróom-ñaari fan ci weeru octobre atum 2001 moom Mongo Betty nag moom moo nekkoon kon roman bu siiw bi la di Ville Cruelle moom moo ko daal di génne woon niki atum 1954 Fatou Sow. Alexandre bii di Awala mooy turam dëgg ci wàllum littérature bu muy yëngu moo waral ñu naan ko Mongo Betty wala sax Eja Boto bindkatu camerounais bi boole na lu mat juróomi activité mu di essayiste enseignant libraire éditeur écrivain di ko liggéey ci anam bu mucc ayib fësal ca xarañteem ak engagement wam ci wàll yile ci atum 1945 la dugg lycée ca Yaoundé nekk bachelier ci atum 1951 ginnaaw loolu la utali réewum France ngir yeggali fa njàngam ci atum 1966 la nekk professeur agrégé en lettres classiques. Mongo Betty, alors vous êtes né au Cameroun du temps de la colonisation française, oui. Donc je suppose que le français c'est votre vraie langue. Oui et non, c'est-à-dire que dans ma famille on ne parlait pas le français, on parlait le Betty, la langue de Yaoundé s'appelle le Betty. Carrière littérature am nag mi ngi ko tàmbali ci bi mu bindee Sans haine et sans amour mu fësal ko ci ab revue présence africaine ci atum 1953 ginnaaw loolee la fësal téerewam bi njëkk di Ville Cruelle
industriel ci atum 1954 ñu publier ko ca édition Présence africaine. Écrivain anticolonialiste bi ci atum 1956 la fësal beneen téereem bi Le pauvre Christ de Bomba bi le téere sax juróon na coow ca jamono jooju ndax description satirique bam ca doon wax ci monde missionnaire bi ak ca monde colonial ba. yeneeni téere tegu na ca ba ni ñu ko tabbee ci atum 1959 jox ko raaya professeur bu gën a xarañ te lycée Henri Avril. loolee lépp xewee ca Paris ba ci atum 1991 Mongo Betty ci la dellusee ci dëkkam bi di Cameroun te la sax fësalaalee ab beneen téere duppee ko La France contre l'Afrique retour au Cameroun ci atum 1993 mu jël retraite ci atum 1994 daldi nag ubbi ab librairie duppee ko la librairie des peuples noirs. ay kuréel yi ci mel ni défense des citoyens yi tam sosoon na ko ndax engagement wam lii di presse privée bi tam ku leen dooleeloon la ndax article yu leen daan may baat jébbaloon na leen ko. ginnaaw loolee nag la ko tawat dugg ba ni mu faatoo ci bésu 7 octobre 2001. jaajëf Fatou Sow. Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. Xaali Thioune la ñuy dalal moom mi nekk lead vocal bu groupe Hermanos Thioune moom nag te ñu basé wu fële ca Îles Canaries nekk ca diwaanu Espagne jamono ji kon li nu bëgg moo di taxawal seen ñaareelu édition festival ci la bokk weeru avril ba la ñu dëgmal ci lay am ci diggante Dakar jàpp Bambey laaj ak tontu dox na digganteem ak Papa Madiakhate Sarr. salaamaaleykum. festival bi nga xam ne yéen a ngi koy organiser muy festival ci la bokk ndax mën nga ñu ci wax un peu. festival ci la bokk mooy li nga xam ne defoon nañ ko fi daaw muy rencontre entre les îles Canaries ak Sénégal mooy liggéey ci interculturalité mooy ñu mën a jàng yeneen culture mais aussi mën a jàng ñun tam ci suñu culture donc festival la boo xam ne dafa am musique am éducation spectacle ak coopération. ngeen defoon première édition bi di waajal deuxième édition bi lan la ñu mën a xaar ci deuxième édition bi comme innovation disons. waa deuxième édition bi dañu gën a bëgg a yaatal mooy gën a yokk éducation bi mooy bëgg nañu liggéey ak école yi bëgg nañu liggéey ak lycée yi aussi tamit autorité espagnole yi dinañ ñëw donc je crois que suñuy autorité réew aussi bu neexee la ngeen xam naa incha allah dinañ def tout pour yëgal leen ko ngir ñu mën koo teewe aussi tamit pour que ñu mën a discuter ci côté yu bëri yi nga xam ne mooy comme ni ma ko waxee léegi éducation parce que je crois que chaque fois nit ñi dañuy xalaat ñu bëri dañu am benn xalaat bi ci Europe i waa Europe tamit am benn xalaat bi ci Afrique donc ñun li ñu bëgg mooy nit ñi ku ne xam li nga xam ne mooy réalité ñu xam ne nit ñi xam ne du Europe rek moo mën a tax nga réussir Europe tamit mën a xam ne tamit Afrique du seulement pauvreté ak feebar ak guerre parce que Afrique continent la boo xam ne nit ñi mën nañu liggéey mën nañu jàng mais li ñu dese mooy que si Afrique dese na éducation bu bëri dese nañu formation. artistes yi nga xam ne ñoo fas yéene ñëw teew ci festival bi fan la ñuy bàyyeekoo ak nan lañ leen tànnee ngir ñu mën a ñëw bokk si. dina am artistes yoo xam ne dinañ jógee Espagne par exemple ku mel ni Aristide Moreno di artiste bu siiw en Espagne tamit dina am bande boo xam ne mu ngi tudd Telde tamit dafay war a ñëw ñoo xam ne ay danse traditionnelle la yu espagnol aussi tamit dina am ay comédiens yoo xam ne dinañ ñëw fii tamit ku mel ni Demba Guissé day bokk ci festival bi ensemble lyrique traditionnel bu Sorano day bokk ci festival bi African Digal day bokk ci festival bi ak ñeneen ak aussi tamit Hermanos Thioune nga xam ne groupe professionnel la boo xam ne mu ngi développé ci niveau Europe. datu festival bi c'est du 10 au 13 mooy fii Sénégal Douta Seck léegi le 7 mooy pré-festival bi à Bambey parce que ñun Bambey lañ dëkk. xaalis ñu ngi lay jaajëfal bu baax tey yaa ne woon sunu gan ci Midi Culture ci rajo King FM. merci vraiment ñu ngi leen di gërëm. li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ku ci xëyul di tux yàmbaa yaa ngay naan garab yu baaxul te ñaari mbir yooyu bu ci nekk mën na laa yóbbu ci bàmmeel Le Soleil ci la bokk yéenekaay bu réewum Sénégal bi ne garab yu bon yi day rey waaye fajul njiitu réew mi di président Macky Sall moo ko wax kàddu yu ni mel moo ngi ko yëkkatee ca sommet ba nu doon amal ca Lomé ga ca Togo critique yéenekaay ne dëgg la président Macky Sall dugg si na ci xeex garab yu bon yi ñuy jaay ci déndu Afrique waaye nag journal bi nee na loolee naru ta yomb benn yoon la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne boo jëlee réew mu ci mel ni Sénégal kër sëñ bi di kër gu mag ci wàllum njaayum garab bi nu déggee xibaar bu ni mel ay reetaan moo leen jàpp ndax nag gaaye ku nekk xam nañ koppar yu takk yi ñuy jëlee ci njaayum garab yooye te it ci ay conteneur lañ koy jaaral di ko fi dugal leneen li ci gën a doy waar it moo di kër sëñ bi ñoo ngi escanté waa pharmacie nationale d'approvisionnement ndax nag gaaye ordonnance boo leen yóbbul bu dul bu jinne dinañ la génneel garab yi jaay la ko Le Soleil ne moo tax it président Macky Sall teg na ci taabal ji ab plan de guerre ngir xeex garab yu bon yi enquête yéen kaay ne xeex boobee gisu ca mujj
mujjantal journal bi ne wala nag ku koy xeex faaw nga nangoo jaamaarloog waa kër sëñ ba l'observateur ne nekkul garab yu bon yi rek lan war a lijjanti ndax nag njaayum yamba ak muqim yamba mi moo ngi bëgg a tas réew mi journal bi 15 angle corniche bi ne bu ñu toppee Seydi Gassama muqim yamba moom du fi gaaw a jóg ndax nag directeur exécutif bu Amnesty Sénégal nee na danoo war a daganal tuxum yamba ci réewum Sénégal yéenekaay bi jàpp ne la tax mu wax ko bokk na ci gaay yi nekk ci kaso bi te tuxum yamba tee leen fa tenu fees kaso yi waaye nag bés bu ko kilifa yi fekk see ci wooteem boobee mooy tekki ne Sénégal moo nar a nekk ñetteelu réew ci déndu Afrique bu nar a daganal tuxum yamba gannaaw Zimbabwe ak Lesotho di réew yoo xam ni mbedd yaak buntu poot yaak marché fu leen neex la waxambaane di toog di muqi yamba waaye nag yéenekaay Futurs Médias bi nee na loolee narta yomb benn yoon te it kilifa diine yi duñu ko masa nangu médecins yi ak psychologue yi waxi nopp Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ne liy wax ji tey wax ji te nu war koo wax moo di ne wax joojee nan ko delloo fi nu ko jële woon te it li ko ëlëm moo di Seydi Gassama ak dayo bi mu am naka la mën a yëkkatee kàddu yu ni mel Vox Populi ne Seydi Gassama kay bu yëgoon du masa wax ne dañ fee war a daganal tuxum yamba ndax nag waa ONG Jamra yekk nan ko luy tàkk te du fay kumba kan mi ni woon dañ koo kidnappé itam ay waxam am nañu ca am ay sikki sàkka ba léegi l'observateur ne kenn jiituwu ca takk der yi ko doon déglu ca Touba ndax nag la leen ndaw si wax ak lanu gëm soreewul ak yàlla ak yaali te it bëri na lu koy firndeel ba ci ñaari téléphone yu bokkul yi kumba kan yoroon journal bi ne li wér te wóor daal moo di ba fii xel ñaar bëri na ci mbirum kumba kan Caat ak Aliou Sané ak seen fukk ak ñetti naataango samedi ba tey ñoo ngi cab garde à vue sabab li moo di dañ doon séddaley flyers las ne seen naataango yi li nu bëgg moo di ñu bàyyi leen ci ni mu gënee gaaw Alassane Seck bu Ligue sénégalais des droits de l'homme ne liy xew ci réewum Sénégal moo ngi bëgg a ñaaw li ñaaw dëgg te yéeme ca Saare Yoro Jaaw di dëkk bu nekk ca Kolda la xewe Vox Populi nee na benn femme lan fa faat ba noppi kuttu bopp ba yóbbu nekkoon ko nos lëf ci li yëgleekaay yi xëyee subaak tey wàllu musique la ñuy jeexalee kon jotaayu Midi Culture tey El Hadj Diouf lañ leen andil ci woy bi mu duppee Baadoola ñu teew bàyyi nettali nga su ne moom na lu muy bañ Baadoola dafa bari ci réew mi dañuy defe naka suudu noonu ku yóbbu xool mi ngay jëflante dañuy defe naka suudu noonu Baadoola xarit Baadoola doo ma xamal dem di ma weer Baadoola du Baadoola yow bàyyi doo ma xamal dem di ma weer Baadoola bu neexee nga ñëw bu naqaree nga dem sa yoon. mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñuy yam ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñi nu doon may nopp ci 99.4 ak ñi nu doon topp ci www.kingfm.sn cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Kaderlo Abdoul Khadr mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy léegi-léegi kon Alaaji Baye Cheikh mooy ñëw wéyal King Feeling lu mooy loolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.